ñu bind ci lool am mbir moo xam ni nag ñoo ngi koy waajal fii ci Sénégal muy daganal mbirum góor jigéen ci fii ak 2026 danaa ci dikk léegi document bi mi ngi nii ma yore gouvernement bu Sénégal war koo def ci turu askan wi mu doon lu tiis doon lu doy waar ndax ku xam lan mooy ak ngóor jigéen ak ni mu bone ak ni ko askan wi bañe ba tax na amul turum koy tudde lu dul dañuy boole tur wi ak wee rek woowee ko ko kon nag loolu suñ koy def ci turu askan wi yell na ci askan wi xam ko rawatina bi nga xamante ni am na juróom-ñetti weer ci ginnaaw sëñ Muntaxa lañ dem waxtaan ci ak moom leeral ko mbir mi tamit fi mu toll mu digal ñu ni na ngeen wër Sénégal ba mu yegg gox bu ne dem leen fa leeral nit ñi dafa am yu ma ci soxla nekk ci kii leeral askan wi yépp lii ngeen ma leeral ba mu leer ci seen bopp su ngeen ko defee ba noppi ngeen dil si wat ci man kon lii ñuy def benn am nañ ci ndigalal sëriñ Muntaxa muy ndigal loo xam nit dafa fedd li ndigal loo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko joxe woon ci képp koo xam ni gis nga loo xam ni munkar la ñetti taxawaay ya ca war defees ko ñun nag néew nañ doole ci dindi loolu wala ñu arrêté processus bi waaye nag xam nañ ni sénégalais yi ñoo bokk réew mi waaye it ñoo bokk diine ji ba tax na li ñuy def ci seenu tur ñun suñ ko xamee yàlla na ci ñu yegg ci ñoom leeral leen ko bañ bokk ci gis-gis ak xam-xam ak war cee bokk taxawaay mbir moomu ñuy wax mbirum borom ñaari tur yi ku nekk boo déggee ñu ni homosexualité xam nga li ñuy wax lan la waaye nag du lool rek moo koy tegtere fu ngeen dégg ñu wax LGBT itam LGBT xamal ni homosexualité la ñuy wax wala buñ ne LGBTIQ plus mbirum góor jigéen la ba tey muy lesbianisme gay bisexuel transsexuel intersexué queer ak yeneen yu dul yooyu ba ci nécrophilie ak zoophilie lenn lu ci ne ci la bokk waaye itam Nations Unies dafa yëkkati programme boo xam ni moom mën naa jëfandikoo baat yee sax waaye ni mu ko tudde mooy orientation sexuelle et identité de genre su ngeen xoolee document bi ñaari xët yi ci njëkk nga xam ni mbooleem fu ñu fi dem ci fukki fan ak juróom-ñaar yi ñuy dox ci biir réew mi yépp fu ñu fi dem document bi bàyyi nañ ko fa def nañ ko en arabe aussi ngir ñi nga xam ni arabe lañ mën a jàng ngir ñu mën a xam li ci nekk le comité des droits de l'homme des Nations Unies moom moo tënk ci document bi xam le ni lan mooy àq ak yelleefu doomu aadama lan mooy àq ak yelleefu góor jigéen yi ndax boddi gi nii boddi góor jigéen yi lu yell la ci àdduna bi yan jafeñ-jafeñ la ci Nations Unies am ngir fexe ba nit ñi nangu àq ak yelleefu góor jigéen yi ana it lan recommandation la ci Nations Unies waxe ak yan obligation wala bokk yan ndigal la Nations Unies gàll mbooleem état yi ngir ñu tegoo ko ngir mën a daganal mbirum góor jigéen mooy ñaari xët yi nga xam ni moo jiitu ci document bi bu loolu jàllee ngeen gis ni ñoom xisbu seytaan ni ñu déggee ñoom nit ak luy àq ak yelleefam am na ñaari xew-xew yu ci am benn bi mooy la déclaration des droits de l'homme et du citoyen bu 1789 amoon ca France Gilbert Moutier de La Fayette bind ko bokk ci xisbu seytaan bokk ci it kàngam yi ci gënoon a kawe ndax àggoon na ci 30e degré moom mooy ki bind article yooyu ci àq ak yelleefu doomu aadama ci ban occasion ci jamono boo xam ni église bi moo doon xeex ak loge maçonnique yi ca France bi ñuy def seen révolution ñoom ci lañ bindoon déclaration boobu mbokk yi ñoo xam ni déclaration boobu mooy li ñu njëkk a tënk askanu Sénégal d'abord ba pare ndax boo demee ci constitution bi ci préambule bi biñ ne le peuple sénégalais souverain tàmbali di ko présenter convaincu nangam ak nangam affirme son adhésion à la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 muy lu garaaw loo xam ni
xawma wan lay lañ mën a am ëllëg bu ñu taxawee ci kanam borom bi fekk na lii ñun lañ ko defal te suñu tur lañ ko def. extrait yooyu tamit dugal nañ ko ci biir document bi ngir ku ne mën koo xoolal boppam amal ci boppam une idée waaye ñaareelu occasion bi mooy la déclaration universelle des droits de l'homme bi nga xam ne le 10 décembre 1948 la ko Nations Unies adopté fële ca France moom tamit franc-maçon bu mag bind ko ñu koy wax René Cassin. booba yi tamit jukki bi ñu jëmee ci àq ak yelleefu doomu aadama dugal nañ ko ci document bi ngir kenn ku ci nekk mën koo xam kon li mat a jàpp ci lii ma njëkk a wax mooy ñoom xisbu seytaan am na ñu ñu gisee nit am na lu ñu jàpp ni mooy àqam ak yelleefam ba tax na ñoom tënk nañ ko te déclaration bi ci mujj mooy bu 1948 bi le 10 décembre 1948 191 états ci àdduna bi adopté ko bi loolu amee ñu dem ba ci le 17 mai 1990 organisation mondiale de la santé li nga xam ni moo yor wàllu paj mi ak ay feebar daa di déclassifier retirer mbirum góor jigéen ci li ñuy wax CIM muy la classification internationale des maladies nga xam ni dañoo bindoon ay feebar muy paludisme variole varicelle ak yeneen yu dul yooyu boole woon nañ ci homosexualité waaye le 17 mai 1990 la Nations Unies retiré homosexualité ci feebar yi nga xam ne ñoo nekk ci àdduna bi ñu teg ci ñetti at ñu daje fële ca Autriche ca Vienne plus de 7000 participants ñu ni nañu liggéey nag ci ñii nga xam ne dañ leen nag am fu ñu leen dugaloon te léegi xam nañ ni li leen dal du feebar dañ leen di boole ci askan wi seen àq ak yelleef nan lañ ci war a mën a liggéeyee 20 ans document boobu aussi mi ngi fii dugal nañ ko ci biir muy la déclaration et le programme de Vienne xam naa damay tënk ndax waxtu wi dafa xaw a damay bañ mu njatt ma bi ko defee jëmmi 1993 ci Vienne am na lu am solo lu bàyyi ko ci jataay boobu ni ko Ban Ki-moon waxee moom mi nekkoon secrétaire général bu Nations Unies dafa wax ni seen ndaje moomu ñu am ca Vienne may na leen li amoon li jiitu 93 nga xam ni kuréel day taxaw nee ni la man li ma gëm mooy sama diine li mu wax geneen kuréel taxaw nee ni la man ci xel lay jëfandiku nee na barrière bi doxoon seen diggante Vienne Autriche lañ ko mabbe mi ngi ci document bi bu ngeen ko xoolee da ngeen ko gis 1993 nee na loolu moo tax àq ak yelleefu doomu aadama rek mën a daal di jël formam yu am solo dootul yem ci ay àq ak yelleef yoo xam ne dafa yu civil la wala yu politique kese waaye dana dem ci culture léegi dem ci politique dem ci yeneen i fànn ñu mën koo boole te benn du ci dem wàcc moroom ja bi loolu jàllee ñu dem ba 2005 wax naa léegi ni le 17 mai 1990 la Nations Unies retiré mbirum góor jigéen ci feebar yi déclaration bi ma doon wax léegi mi ngi nii ak programme bu Vienne 2005 kuréel gi nga xam ne mooy IDAHO muy International Days Against Homophobia daa di def mu ñu tënk seen kuréel googu ci ab ONG 2006 ñu lancé benn pétition internationale pour dépénaliser l'homosexualité 2006 déposé ko Nations Unies réew mu ñu dem it dañuy xool ana homme de lettres yi sportif yi ñi nga xam ne xam nañ leen am nañ renommée internationale ñooñu ñu signé leen seen pétition boobu ngir bu ñu koy jébbal mbootaayu xeet yi ñu mën koo xamal ni nit ñi gën a ràññiku ci àdduna te ñu xam leen ñu am jaar-jaar am lu ñu def ca fànn ba ne yëngu ñoom ñoo ni nañu dépénaliser mbirum homosexualité loolu IDAHO 2006 la ko déposé Nations Unies bi mu ko déposé Nations Unies nag France ak Pays-Bas ñoo ci njëkk a tontu en 2008 daal di def benn requête saisir Nations Unies ni ko faaw nga tontu ci lii te liggéey ci ngir góor jigéen ñi dañoo war a am àq ak yelleef loolu ñetti at la ci Nations Unies liggéey daal di def la résolution 2011 ngir
ne léegi nag am na ay àq ak yelleef yu yees de nouveaux droits en 2011 la ko Nations Unies proclamé mu doon une résolution aussi contraignante bi loolu amee xam ngeen ni kon àq ak yelleef yu yees am na yañ déclaré woon 48 la kon yu yees yi 2011 la bi mu amee Nations Unies liggéey document bii ni ñun ñëpp bi ñuy ganee àdduna ñoo bokk yem diirub liñ fii sax aussi ñooy bokk tolloo ci àq ak yelleef daal di jël juróomi ndigal yoo xam ne gàll na ko état yépp bi ci njëkk mooy 5 obligations juridiques fondamentales des États concernant la protection des droits de l'homme des LGBT document bi Nations Unies ñoo ko liggéey bi ci njëkk mooy protéger les individus contre la violence homophobe ñu ni gàll nañ ci kaw état yépp ginnaaw góor jigéen ñi léegi am nañ sañ-sañu génn ci biti li ñëpp sañ nañu ko kon nañu dox seen diggante ak ñi leen bañ ba pare mooy warteef bi njëkk. Deuxième obligation bi mooy prévenir la torture et le traitement cruel, inhumain et dégradant des LGBT. ñu ni ginnaaw gis nañ ni lu mel ni jullit yi ñoom boo waxee ñu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax ni fu ngeen fekk ñaari góor yuy sëy rey neen ka koy sëy ka ñuy sëyee ñu ni loolu lu metti la lu ñàkk a nite la waaye lu suufe la na état yi fexe ba loolu bu mu amati nañ ko fekk mooy ñaareelu obligation bi. ñetteel bi mooy dépénaliser l'homosexualité dama dul am ba na dugg ci kii waaye ku lire lépp article yeeg liñ ko tëral yépp mi ngi ci document bi ku ko yër da nga ko xam te am na en arabe aussi ñi fi jàng arabe danañ leen ko yónnee incha allah ñu mën koo jàng. ñeenteel bi nag mbokk yi ñun muy bi ñu ci gën a intéressé mooy interdire la discrimination basée sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre mooy nañu tere boddi gi ñuy boddi góor jigéen yi ndax nit ki mën nañoo xam ne ay góor jigéen lañu ñu ni kat li l'islam waxoon sax bu ñu ko defate ci ñoom waaye nag man bàyyi naa leen du ma jëflante ak ñoom loolu la Nations Unies wax ni loolu kenn sañatu ko nañu gàll ci état yi ñu fexe ba ku nekk di jëflante ak góor jigéen yi maanaam sañatoo bañ a jëflante ak ñoom kenn dootu leen boddi mooy ñeenteelu ndigal li. danaa ci ñëw léegi document bi ci Sénégal liggéey aussi ci lii la basé wu ñeenteelu ndigal li. juróomeel bi nag mooy góor jigéen yi am nañ sañ-sañu yëkkati seen kàddu am nañ sañ-sañ ci def ay mbootaay waaye am nañ sañ-sañ yi tamit ci daje di nos ak a nocc mooy juróomeelu obligation bi Nations Unies defee lii nag daal di teg benn mécanisme ñu koy wax EPU. EPU mooy examen périodique universel nga xam ne dañ lay saytu biñ la saytoo bu waxtu wa delsee ca déwén sa nga dëkkuwaat ñu saytu la te loolu yi tamit lu wërngal këpp àdduna la. fii may waxee ak yéen Sénégal ma nga Nations Unies fi mu nekk nii ci EPU bu 2020 war a dem wuy ji Nations Unies ak ndigal yi ñu ko joxoon lan la ci def lu mu ci defagul lu mu ci tàmbali te yëggagul loolu lépp ñoom ñu xayma ko su ko defee joxaat ko yeneen ndigal yu yees. bi Nations Unies defee lii nag document bi lii EPU bu 2013 la bi Sénégal demee Nations Unies fekk na booba jox nañ ko 188 recommandations téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñett ndigal yooyu 33 yu njëkk yi fanweer ak ñett yi Sénégal dafa wax ni adhéré na ci sans réserve 119 recommandations yi ci topp Sénégal wax ni yenn yi moom tàmbali na ko sax yeneen yi it suy dem di ko tàmbali kon d'accord na ci am ci fukk ak ñeent yoo xam ne nag Sénégal dafa wax ni du ko def duma ko def ndax xam naa ni sama askan d'accorduñ ci loolu lépp mi ngi nii ci li ñu ko wax ndigal yi ak fukk ak ñeent yi lan la woon ak tontu li ci Sénégal tontu mi ngi ci biir document bi loolu amee bokk na ci li Sénégal gàntu woon ni du ko def mooy mbirum góor jigéen du ko légaliser mukk Nations Unies nag bi jataay bi jeexee ñu ne Sénégal réew moo xam ni ci yalwaan daanaka lay dunde yaakaar ñu ngir ñu financer ko di ñu leb ay bor wala bokk leb ay suñuy bànqaas bor moo xam coopération bilatérale wala trilatérale bi la kon nan la mën a gàntoo lu mel nii ñu daal di activer seeni levier ñu daal di tàmbale xoj Sénégal di xoj gouvernement bi ni leen nag dellu leen ginnaaw ci li ngeen waxoon ci mbirum góor jigéen loola moo waral président bu États-Unis dikkoon fi wax ni nañ dépénaliser mbirum
góor jigéen président tontu ko ni ko pareeguñu nous ne sommes pas encore prêts 2014 pareeguñu bokkul ak li ñu waxoon ci document bi ndax fii dañ ni duñ ko def tey duñ ko def ëllëg waaye bi pression yi tàmbalee gouvernement bi changé na mu ko waxee woon mooy noppeeguñu pareeguñu nag ay wax la 2015 président dem France ñu invité ko ci benn émission bu ñuy wax iTélé ñuy waxtaan ci àq ak yelleefu doomu aadama mu wax ni Sénégal am na ay góor jigéen Sénégal am na ay góor jigéen journaliste bi ni ko waaw bu fekkee am nañ fa ndax sañ nañu ak kuréel yi leen di jàppale wax ci am pénc yëkkati seen kaddu ak woote ci seen mbir mu ni ko waaw sañ nañu ko mu ni ko sañ nañu ko mu ni ko waaw sañ nañ koo def mu ni ko mbaa dara du leen ci fekk mu ni ko xaw ma ndax dara dana leen ci fekk am déet waaye la leen ci fekk du bàyyi ko ci gouvernement bi seen diggante ak askan wi nag loolu beneen mbir la loolu moo tax nit ñi war a am woyof te xam ni askan yi bokkuñu fu nu jaar bokkuñu yi tamit mbatit bokkuñu yi tamit nu ñuy màggee ak nu ñuy doxe te loolu yi tamit mënees na ko wax ci wàllu siyaasa ci politique loolu moo waral su fekkente ni mbir mu mel nii yéen lijjanti ngeen ko ci ab loi ñeneen ñi dañoo soxla ñu muñal leen dañoo soxla ñu may leen temps ñu baal ma dégtal leen ko ni mu ko waxee ci français ba ngeen xam ni ay waxam la. Mais nous avons des homosexuels. Homosexuels au Sénégal ont réclamé sur rue la possibilité de s'exprimer, la possibilité de faire campagne par jour. Ils sont libres. Sans aucune difficulté. Ah, ça, je ne sais pas, tu parles pas avec nous, homosexuels. Est-ce qu'ils n'ont pas de difficulté avec la société? Parce que c'est une affaire. C'est pourquoi j'ai dit encore une fois, les gens doivent avoir le modestie de comprendre que tous les pays ne sont pas les mêmes, n'ont pas les mêmes histoires, n'ont pas les mêmes évolutions. Et chaque pays a son propre métabolisme. Et ça, on le voit aussi au plan politique. Alors, si la question de la dépénalisation de l'homosexualité se pose, en France, vous l'avez réglé d'une certaine manière par une loi, mais ailleurs, ça prendra plus de temps. Mais ailleurs ça prendra plus de temps France réglé na ko ci loi ci 2013 waaye ailleurs googu ci la Sénégal bokk ça prendra plus de temps waxtu wi muy wax lii booba Sénégal ñu ngi liggéey document bii muy la stratégie nationale pour l'équité et l'égalité de genre ministère bi nga xam ni moo yor wàllu njaboot gi moo ko liggéey ànd ko ak Nations Unies ak yeneen i partenaires jàppale leen ci alal ak i xam-xam ba ñu nos ko ailleurs ça prendra plus de temps document bi sur 10 ans la 2016 ba 2026 ci ñoom ci seeni prévision góor jigéen war a dagan Sénégal non pas dagan kese waaye dafay weesu loolu ndax bu ngeen demee ci vision document bi dafa wax ni faire du Sénégal un pays émergent en 2026 avec une société solidaire dans un état de droit sans discrimination ndax yéen ñii fi toog te kenn ku ci nekk jëmm yàlla doo nga tax mu toog ci néegu yàlla bii xam ngeen fi Sénégal kun fiy boddi ci askan wala xeet wala pas-pas est-ce que xam ngeen ko ci Sénégal amu fi Sénégal kenn boddiwu fi kenn kon lan moo tax gouvernement bu Sénégal war a liggéey ci 2026 société bu amul boddee moo dëppoo ak ñeenteelu recommandation Nations Unies bi mu wax léegi mooy société boo xam ne discrimination dootul am kenn dootul boddi kenn parce que ñi ñu ciblé te ñu ay sénégalais tey nekk Canada wala ñu dem làqu ju États-Unis wala Maroc wala feneen ci Europe te war a delsi ci réew mii li imam bi sañ sëriñ bi sañ ko keneen sañ ko ci mbedd mi ñoom it ñu war koo sañ te kenn du leen boddi loolu la document bi di préparé fi mu nekk nii lu ci nekk nag dama dul am temps wu dugg ci faram fàcce ko ci wàllu yoon ak lu ci ne fa ñuy jaar waaye li te lii ñoo ngi koy signé ci turu askan wi ñaareelu acte bi gouvernement bi teg mooy ban mooy ci 2016 nouveau droit yi ma leen di wax léegi nii inscrire nañ ko ci constitution bi ndax bu dee droit de l'homme lu jëm ci droit de l'homme xam ngeen ni liñ ci xam mooy déclaration universelle des droits de l'homme bi 1948 ci ñoom nañ ko déggee sax ñoom 1948 la woon nouveau droit yi 2011 la fii bu ngeen xoolee
journal officiel bu Sénégal la muy la loi constitutionnelle numéro 2016-10 du 5 avril 2016 portant révision de la constitution mu am fukki tomb ak juróom ñeenteel bi mooy lan la reconnaissance de nouveaux droits. kon mel na ni mbokk yi imam ñëw na waaye li ci mat a jàpp rek mooy mbir mi moom 2026 incha allah dana dagan ci réew mi bu ñu ko arrêté wul te askan wi rek mën a jóg jàppale gouvernement bi pour ñu arrêté ko ñu wane ni lii bëgguñu ko tey bëgguñu ko ëllëg wasalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakatu